asalaamaaleykum mbokk làkkat yi wolof yi maa ngi leen di nuyu di leen sant man la docteur Alioune Sall fii ci Canada maa ngi dellu tey di leen wax tuuti ci wàllu coronavirus ngeen baal ma nag comme ni ma ko faral di wax sama olof dafa xaw a kii tuuti faible tuuti mais maa ngi dina essayer li ma bëggoon wax mooy ci situation bi ñu nekk nii ak situation coronavirus ak julli bi ñuy waajal demain wala après demain waaw yàlla nañu yàlla may fekkee déwén bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw li ma bëggoon wax mooy situation coronavirus bi dafa nekk situation bu inquiétante au Sénégal et au pays ñi nga xamante ni ñoo ngi autour ñu mel ni la Tunisie l'Algérie et les autres pays le Maroc etc. parce que yéen a ngi gis surtout en Tunisie dégg naa aussi au Sénégal les cas ça commence mu ngi commence di bëri surtout virus delta bi nga xamante ni mooy variant bi nekk variant bu gën a sonal nit ñi temps yi bu fekkente ne da ngeen woon déglu samay audio yi ma daan def yu passé yi waxoon naa ne am na ñu bëri yi nga xamante ne comprendre ñu ba léegi nan la virus bi di doxee parce que au tout début bi virus bi ñëwee Chine lañ ko daan dégg eggagul fii Chine dafa sori mais ñu bëri dañ ne woon virus bi du egg fii ma ne leen virus bi lenn mënu ko tere ñëw fii yàlla rek moo ko mën a jàpp mais rien ne peut l'empêcher mu ñëw ba fii te du bàyyi fenn ci àdduna bi waaw li ñu waxoon ñëw na am na ñoo xamante dañ ne woon virus bi dañ ko fabriqué am na ñoo waxoon ne virus bi dañ ko def pour jaay ay médicaments dégg ngeen fii ay histoire chloroquine rawul defar na médicament affaire yooyu dégg ngeen fii virus bi vaccin yi dañ leen di defar bu ñu leen defaree africain yi lañ leen bëgg a kiil dégg ngeen fi ay des gens nit ñi nga xamante ni dañuy def ay audio di sensibiliser ou bien di désensibiliser bu ñu leen sensibiliser di leen wax dëgg ñoom ñuy wax tout à fait le contraire di wax li nga xamante ni amaluñ ko benn xam-xam gis nañ fi ay des gens yi ñu invité ay télé Sénégal di wax ay affaires yi nga xamante ni méngul ci benn xam-xam waaw moi je suis virologue de formation je travaille sur les virus donc il y a le minimum li nga xamante ni dañ ko war a def pour sensibiliser nit ñi am na ñoo xamante nag tey télé daa neex parce que dañ lay jox micro toog mu féex ngay wax li nga xamante ni amaloo ko benn xam-xam am na ñu bëri ñu nga naan kii docteur la mais on ne rentre pas dans ces détails là li gën a wóor di wóor mooy virus yu mel nii nga xamante ni muy wàllee nii lay wàllee duñu bàyyi fenn ci àdduna bi dara mënu leen a tere dem li ñuy def te loolu la ñu gis li ñu waxoon daaw moom la ñu gis léegi waaw léegi nag waxoon naa tamit chance bi ñu am ci première vague bi mu ñëwee en 2020 ñu naan virus bi du rey africain wala virus bi bu ñëwee ci Afrique dafa tànga kii ay affaire des choses nga xamante ni taxul fenn ñàkk xam-xam rek mooy tax nit ki di wax ay affaire yooyu virus bi di dox ba ñëw ba dugg suñu biir yàlla def ni muy reyee en Occident reyewul noonu ci suñuy réew les causes kenn xamagul lu tax am na ay hypothèses yi nga xamante ni teg nañ leen yu bëri recherche rek gëstu rek mooy tax ñu xam lu tax première vague bi mu ñëwee rayul ci africains yi comme ni ñu tiite woon mais waxoon naa ni c'est pas parce que rayul kenn wala rayul lu bëri dañoo war a foog ne ñun dañoo échappé parce que virus day évoluer virus day changer virus day muter mutation yooyu changement yooyu mooy tax mu joxe ay li ñuy wax ay variant du leneen lu dul virus bi nga xamante ni mu ngi di dox ci nit ñi di dox ci yàpp nit ñi ci yaramu nit ñi ba si yàgg muy xool pex yi nga xamante ni dafa gën a nekk confortable
pexe ba changer pour gën a nekk confortable ci biir nit ñooñu nga xamante ni dañ leen di infecté loolu mooy variant lu dul loolu. léegi nag variant mën na am deux types variant bi nga xamante ni day di gën a baax c'est-à-dire que variant bi nga xamante ni du nuroog variant bu njëkk ba mu gën ko nekk bañ a soxor wala variant bi nga xamante ni daf koy gën di soxor ñoo ngi dox donc loolu moo waxoon daaw loolu moo am tey variant delta yi ñuy gis nii du leneen lu dul virus bi nga xamante ni moo ngi jéem di dugg ci nit ñi tant que moo ngi dugg ci nit ñi di génn ci kii di dugg ci kële di génn ci kii di dugg ci kële variant yi dañuy ñëw te bu ñu foog ne variant bii fii la yem non yeneen variant dinañ ñëw tant que virus bi jeexul ci àdduna bi variant yi dañuy ñëw loolu kenn mënu ko arrêté léegi nag variant yi di ñëw yàlla def variant bii delta ñëw comme ni virus boobu nekkoon Chine ñëwee ñooñu daan wax du egg Afrique mu dox ba ñëw fii variant fu mu mënta am ci àdduna bi ñeneen yi dinañ ci mos parce que dégg nañ variant Afrique du Sud la nekkoon te léegi di nga ko fekk Canada xool leen diggante Canada ak Afrique du Sud nu mu sorante variant delta bi Inde la jóge tasaaroo na ci àdduna bi yëpp variant britannique Grande-Bretagne la jóge woon dem na ci àdduna bi yëpp parce que àdduna bi léegi benn village la nit ñaa ngi tukki parce que virus bi amul ay tànk nit ñoo ko yóbbu donc tant que nit ñi dañuy tukki di dem di dikkante di dem di dikk virus bi tamit dañuy topp day dem donc bu ñu nax seen bopp suñu bopp ñooñu di leen wax ni virus bi ay kii lu tubaab la maladie bi du suñu maladie liñ leen di wax amaluñ ko benn xam-xam li dëgg li wóor mooy coronavirus bi jógewu fi pour mu jóge fi c'est un ensemble d'efforts ñëpp ñoo war a impliqué wu du président du ministre du directeur tout le monde doit participer participation bi mooy nit ñi déglu ñooñu di leen wax li leen di jëriñ déglu ñooñu xamante ni dañoo am seen xam-xam foofu la doxee mais télé bi tey boo koo xool mu ngi toog di wax ci coronavirus bu njëkk ba bu njëlbeen am na ñi xamante ni dañoo génn woon ci télé bi naan dañuy faj coronavirus anañu foo télé yi léegi ku génn mën na xam na coronavirus am na ñoo xam ne sax mën nañu faj ci coronavirus en une seconde mais nañu génn faj coronavirus yooyu duy wax dëgg kenn mënul faj coronavirus fi ñuy nekk nii coronavirus traitement amul na nit ñi yeewu xam ne la seule façon pour lutter contre maladie bi pour arrêter ko mooy vaccination dégg ngeen ay affaire yu bëri vacciné nañ ñii ñu dee vacciné nañ nii nit ki nii mu am bopp nag vacciné nañ kii mu jur lii wala laa nit ñi li ñuy wax amaluñ ko benn xam-xam vaccin yi am na ay puce vaccin yi am na ay corona xawma ay sida ku nekk di wax lu ko neex li wóor di wóor mooy na nit ñi jóg jël seen mesures pour lutter contre cette maladie là te tout le monde doit être impliqué léegi ñoo ngi waajal julli variant delta bi gis ngeen nu mu mel mooy variant bi nga xamante ni la transmission wàllante bi moo gën a fort boo ko méngaloo ak virus yooyu amoon avant corona boobu ñëwoon avant bii moo gën a transmission wala wàllante bi ci bii la gën a gaawee léegi nag nit ñi dañoo war a def attention ñun bëgguñu Sénégal dugg ci situation bi nga xamante ni tey mooy Tunisie la dund bëgguñu ay situation yi nga xamante ni tey ay réew yi nga xamante ni comme lii en Amérique latine certains pays la ñu dund nit ñi di dee gars yi di xeex ku nekk di xeex pour am oxygène pour jox ko pour waa këram donc pour ñu bañ a egg foofu ku nekk dafa war a jël say mesures parce que c'est un problème nga xamante ni du bàyyi kenn riche pauvre nga sëriñ ministre président koo mënti doon tey affaire bi mën na la dal donc il faut que ñu xeex ko balaa ñuy egg foofu léegi nag ñoo ngi waajal julli xam naa julli mooy situation période bi nga xamante ni ku nekk daa bëgg a gis famille am na ñoo xamante dañuy tukki mais nañu éviter ay rassemblement
rassemblement yooyu bu ñu ko defee dinañ jox virus bi li mu bëgg te après julli gi bu ñu jëlul suñuy bu ñu jëlul suñuy ay mesures après julli dinañ vivre situation bu gën a difficile parce que les cas vont exploser donc les nit ñi xam ne bu ñu jëlul seeni mesures def li leen neex rassemblement yi fête yi danse yi def li leen neex après julli gi on va voir les conséquences ça y a même pas à discuter parce que regroupement yi loolu la virus bi bëgg parce que bu ñuy jegante bu ñuy laalante dañuy jox possibilité virus bi mu génn ci kii dugg ci keneen ki jox ko kële day tasaaro te bu tasaaroo cas yi dañuy ñëw parce que virus bi comme ni ma ko waxee contamination bi dafa gaaw te dañ koy jox possibilité pour contamination te bu commencé ba dugg ci population ba tasaaro kenn xamatul fu muy arrêté donc na nit ñi nekk responsable xam histoire bi c'est pas l'histoire du président c'est pas une histoire du ministre c'est pas une histoire il faut pas que les gens restent ici di accuser kii moo ko def wala kii mooy responsable tout le monde est responsable ñun ñëpp ku nekk dafa war a jël say mesures pour xeex bi nga xamante ne tout le monde doit être impliqué amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen waaw ku nekk na jël say responsabilité ñu taxaw xeex virus bi pour mu bañ a dugg ci tasaaro ci ñun parce que bu tasaaroo les conséquences on va les voir et puis ça va être immédiat. Les conséquences vont être immédiates on va voir les résultats dañ leen di gis juste après julli gi du xaar sax donc bu ñu bañee affaire yooyu ñëw nit ñi dañoo war a jël seeni mesures ku mën a yem sa kër tey boo bëggee woo nit ki pour ziyaare ko ci julli gi mën nga jël sa WhatsApp woo ko et les gens doivent comprendre parce que situation bi c'est une situation critique yi nga xamante ne bu ñu defur dala ça va être encore pire donc loolu rek laa leen bëggoon wax ngeen baal ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.